asalaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañu leen di ñëw indil li nga xamante ni noonu la ñuy saumurer maanaam sa dend muy brining turkey loolu la ñuy def tey mais pour loolu ku nekk yow yaay xool façon bi nga koy defee man tey jii damay soxla quelques citrus donc ma yore fii soble ngeen gis di xolliw ma ko defuma ko dara noonu laa koy briner noonu laa koy defee ci récipient bi ma yor fi aussi kaani salade daal di fi yore kaani bu verte bi yore aussi ngeen gis sama kii nuñ koy citrus yi mu nekk orange voilà ak aussi citron donc instant bi mooy nekk le moment idéal pour jël sa kii yi nga xamante ni may citron yi nga xam ni ak orange yi nga xam dañoo laxak def yu kenn xamul yi comme sama bos yi nuñ def nii donc moom la ñuy jël daal di soxla aussi quelques si suñu épices yi donc pour épices yi moom dinañu soxla maanaam li nga xam ni moom mooy nekk jinjeer bu la neexee nga dagg ko nga bañ ko dëbb nii man bu mokk bi laa fi yore moo tax ma utiliser ko dinaa soxla aussi feuille de laurier mu nekk nii dinaa soxla curcumin bi moom c'est optionnel soo ko amulee rek bàyyi ko man damay préférer di ko utiliser ndax antioxydant yi ci nekk mais aussi dina ma rafetalal sama bu may saaf ginaar wala turkey mooy dend bi dina tax couleur bi rafet loolu dinaa soxla aussi poivre noir dinaa soxla laaj dama ko fàtte génne dinaa soxla laaj tamit donc dinaa am fii tuuti ci sama mélange d'épices bi dinaa am salt mu nekk sel bu xaw a takku nag parce que fi quantité bi dafa nar a bari ngeen gis fii ñaari ingrédients yoo xam ni da nga naan waa lii lu mu fiy def muy sucre bu brun bi ak tuuti lem donc ku amul sucre brun mun nga jël sucre bi nga am wala substitut de sucre ak lem mais man je vous conseille bu fekkee ne amuleen ci bu brun bi rek jël leen lem au cas où nga am koo xamante ni dafa ñëw te maanaam dafa am diabète wala genre yu mel noonu du utiliser sucre normal bu dee substitut de sucre moom that's fine mun nga ko utiliser donc moom la ñu soxla nii léegi nag dañuy daal di ñëw wan leen ñun nuñ koy defee incha allah donc sans plus tarder duñ def rek lu ànd ak yéen ci waañ wi bismillah. voilà li ngeen gis fii nii nag moo nekk suñu ndox bi tuuti laay def parce que bëgguma jël damay dolliwaat encore ndox maybe 5 ou 7 casserole bi ndox ba mu fees. dinaa ko ci def après su ma paree lii di dama soxla rek pour ingrédients yi imprégné wu ci ndox bi ba nga xamante ni ndox bi day saf buñ ko mélanger léegi ak ndoxu robinet kese dina mun a am cafka bi nga xam ne moom la ñu soxla parce que sinon su fekkee da nga def quantité ndox bu bari li nga soxla par exemple le temps ngay toog di ko xaar pour muy sedd dafay jël temps moo tax man may def nii su ma paree daal di jël kii bi ndox beneen bi dolli ko ci kawam su ma amee ay glaçons def ko ci comme ça nga xam ne day gën a accélérer sax procédure seddaay bi nga xam ne di nga mën a conserver ce turkey donc mu ngi nii damay daal di ñëw rek dugal soble yi bismillah lépp laay defandoo ci biir gis nga donc orange bi damay xaw a paccal nii après bàyyi ci biir gis nga li may utiliser nii yëpp jàppal ni lu ma nar a utiliser la plus tard après gis nga pour ndox bi rek am cafka gis nga bàyyi nii je fais la même chose ak citron yi tamit damay def nal su ma paree sànni ko ci biir gis nga ku amul citron doom bi soo amee jus xayrun mun na ko def aussi bu boobaa da ngay jël liquide bi rek def ci lu xaw a takku tuuti pas lu bari ba nga xam ne affaire bi day dem ba aigre mais loo xamante ni par exemple di nga sentir tuuti goût citron ci biir daal parce que dafay neex ci ay lu mel ni ay ginaar ak yooyu voilà épices yi donc sel bi moom da ngay def lu bari li ma wax rek parce que après soo dollee ndox di nga mun a toujours ñam ndax xorom bi saf na ou pas bu saful nga dolli toujours parce que jàppal ni li ngay def nii ba pare ak jinjeer yeeg yooyu
mooy nekk affaire antioxydant yi anti-inflammatoire donc loolu daf lay dimbali parce que généralement bu nit ñi di togg dend yi liñ siy boolee dafay mujj bari ba nga xam ne donc il faut nga jouer aussi yow loo xam ne dina dimbali waatee pour problème pour affaire wu digestion nga xam ne di nga mën a digérer li ngay lekk bu baax et puis ñu def attention aussi si yi nga xam ne moom la ñuy boole quoi donc mu ngi nii ma jël lem bi aussi def si biir su ma ko defee comme ça moom tamit mu duggaale si yeneen affaires yi nga xam ne ñoo nekk fii donc voilà ma jël sucre bi tamit def si bismillah gis nga jarul muy bari parce que am na ñoo xam ne dañuy def ba mu bari man bugguma loolu parce que bugguma affaire bi saf suukar donc nii lañ koy def bàyyi ko mu bax ba nga xamante ni affaire yi légumes yi ñuy def si biir xaw nañu laxa bu baax mu leer la ni yëf yi am na cafka après nag ñu ñëw wan leen incha allah ni ñu koy defee. voilà gis ngeen léegi fi mu nekk nii comme li ma leen waxoon sànq laaj baa ngi nii bismillah may def lu xaw a généreux tuuti soo amee laaj doom aussi mun nga ko def donc ma daal di indi suñu kii bële voilà bismillah gis nga gis nga xet bi dafa neex gis nga liñ def nii ni mu toll te soxlaw ñu loolu lu ëpp lii lañ soxla dinañ ko def ba ci digg bi voilà gis nga léegi ma jël sama kii ndox bismillah lii moo taxoon ñu def ci épices yu bare pour mu mun a saf gis nga de mel ni bakkati sorcière yi donc voilà ñu ñam léegi xool ndax saf na ou pas bismillah parfait du ma ci dolli dara donc kii bi laay jëm jëli ji dend bi nga xam ni raxas nañ ko et tout daal di ko siy def voilà gis ngeen fi mu nekk nii dafa am lu nga xam ni dama ko bëggoon attirer seen attention gis nga sooy raxas dend bi donc nii lay ñëwee quoi mais dañuy def bagage yi ci biir benn bi ci côté bii nii mooy kii nan la tuddati waay giblets yi fàtte naa tur bi mais dañ koy def en français dañ koy def fii ci côté baat bi quant à l'os bi fii lañ koy def ci cavité yi donc bu ngeen ko jëlee jël leen cavité bi ngeen xool ko bu baax xam nga génnee li fa nekk yépp li fa warta bokk sinon di nga ko togg te doo ko xamaale moo tax nga koy dégivrer bu baax a baax loolu mooy benn gis nga plastique bi man avant may togg dama koy dindi après mais dama koy bàyyi nii ci biir pour nga xam ne su ma paree dinaa ko mun a yëkkati su ma paree dama koy takk ak kii soit moo xam comment ça s'appelle kitchen twine bant yi wala quoi que ce soit dégg ma ne bant yi mooy genre leen yeeg yooyu comme ça nga xam ne dina ma teel ginaar gi bu baax parce que plastique la soo ko fàttee rek moom tamit mun na nekk di lakk ba xeeñ ci kii bi ci sa four donc dina yàq sa togg léegi nag voilà lu rouge lii ngeen di gis fii moom jarta dindi parce que moom moo ñuy wax bu dend bi ñoree dafay génn ci kaw comme genre thermomètre la quoi boo xamante ni bu dend bi ñoree dafay daal di jóg ci kaw bu tëbee ci kaw rek moo lay wan ni sa dend pare na su fekkee ni par exemple munoo ko xam à l'œil nu wala bu fekkee laal nga kook yooyu munoo xam ni pare na ak yooyu moom su jógee rek nga xam ni dafay éjecté wu quoi nga xam ni pare na donc ma daal di ñëw man dend bi sax moo ma ëpp doole daal di koy dugal ci biir bala nga koy dugal nag da ngay assuré wu que ni ndox bi sedd na guy bismillah voilà gis nga bu seddee moom nga def ko su ma paree après plus tard ay côté ngoon yooyu dama siy def ay glaçons bu ko defee nga xam ne dina ma ko mun a conserver su fekkee am nga aussi glacière mun nga ko def ci biir glacière man yeneen année yii yëpp passé noonu laa ko doon def ci biir glacière laa koy def daal di xam naa ni lii boo moytuwul sax après dinaa ko def ci glacière ba demain comme ça mu mun ma ko conserver donc glaçons yi damay ñëw rek sotti ko nii ci kawam nga xam ni dafay nekk au frais tout le temps léegi kii nag xaaral ma ubbi ko mooy genre rognon yeeg bagage yooyu noonu yooyu ñoo nekkoon ci biir donc lii nii duma ko xooj ci biir parce que moom aajowul ñu koy xooj donc léegi pour brine bi moom boo koy saumurer mun nga ko bàyyi lu mel ni 24 heures man dinaa ko bàyyi fii pendant 24 heures yoo xam ni dina nekk ci affaire bi nga xam ni déjà de un
dina tax turkey bi soo ko toggee dafay juteux toujours dafay am jus du wow du def dara donc loolu mooy secret wu brine même bu dee si ginaar la aussi même chose li ma def nii mun nga ko def ak ginaar tamit parce que man dama koy def surtout bu fekkee ginaar lumm yi la nga xam ne dafay poulet entier yi quoi nga xam ne dafay saf ba nga xam ne parce que ñun fii suñu ginaar yi dafay am tendance di lewet torop sax donc mu ngi noonu léegi bu ko defee ñu daal di bàyyi nii ba demain incha allah buñ ko ñëwee pour defar kook yooyu ñu daal di leen wan incha allah ñun nu ñuy mariner suñu turkey ak yooyu ki wan leen option ki nga xam ne fan la bëgg a lakkee si four wala si barbecue wala si cin wala yooyu daal donc mi ngi noonu ba demain incha allah. waaw la famille ñu ngi nii dañuy ñëw préparer nag fi mu nekk nii pour daal di mariner suñu dend bi nga xam ne moom la ñu jëloon xooj ko démb donc mu ngi nii dañ koy mariner bu ko defee nga bàyyi ko soo ko mariner le matin teel su la neexee filer ay. boo ko mariner ay 2 heures jëm 3 heures de temps dina baax sinon soo ko fanaanalee mooy dàqati sax far donc dañuy daal di ñëw jël suñu assaisonnement de volaille donc kii bi li muy am ay sage lay am ak yooyu donc mu ngi nii moom laay def fii tuuti bismillah comme li ñu nar a def dafa rëy turkey bi dafa rëy donc damay def lu xaw a takku tuuti donc ngeen gis ko nii mi ngi nii gis ngeen léegi ma daal di jël sama tuuti sel ndax bu ñu fàtte xoromoon nañu affaire yi ba pare donc tuuti rek laa siy def comme ça du weex mu manqué nga xam di nga ko mun a defar moo gën mu ëpp voilà donc ma jël sama poivre noir mi ngi nii donc ñu def assez libéralement voilà daal di jël sama mélange d'épices ngeen gis ko nii bismillah voilà donc gis nga ñu daal di defar mélanger ko nii gis nga mu nekk ay épices yu simple donc fii nii li ngeen gis mooy sama herbe yu wow yeeg yooyu donc moom moo nekk nii li ma am fii moom mooy feuille de laurier ngeen gis ko nii ma am fii tuuti ciboulette bu la boo amee persil bu wow mun nga ko def aussi man bu wow bi laa yore même bu tooy mun na ko def ma zeste fii citron bu vert bi ak bu jaune bi ak orange bu ngeen fàttali ko démb yii ñëpp defoon nañ ko si biir kii bi si biir ndox bi nga xam ni moom lañ doon muy fi ñu xooj dend bi donc mu ngi nii léegi même ingrédients yi moom laa jël bi ma leen zeste ba pare ma dagg leen nii ngeen gis ko nii donc bu si nekk ma dagg ko en 4 citron yi dama ko dagg juste si digg bi rek noonu laa ko defee donc nii laa koy tegee léegi nag ngeen gis fii beurre donc li ñuy defar mooy compound butter moom mooy maanaam beurre yi nga xam ni dañ koy aromatiser donc moom la ñuy def bu la neexee mu nekk sucré su la neexee mu nekk salé ñun comme salé bi lañ nekk nii moom la ñuy def li may def mooy damay jël sama kii yi zeste orange yi ak citron ak ciboulette bi voilà feuille de laurier yi moom après là si biir cavité ginaar gi kii dend bi la jëm donc nii laay def benn ingrédient boo xam ne dama ko fàtte mooy suñu laaj bi laay dolli fii ma jël laaj xaw a def nag lu xaw a takku tuuti parce que yii yëpp pour safal ginaar man lu tax ma koy tuddee ginaar rek dend bi voilà léegi damay daal di ñëw yëngal ko ba mu mélangé wu voilà gis ngeen donc beurre bi da ngay yaakaar wuu li dafa bari beurre mais jàppal ni dend bi dafa rëy parce que mu ngi nekk ay 13 pounds yooyu noonu quoi voilà beurre bi ma yore man amul sel donc dinaa salé fii tuuti def fi mélange d'épices tamit comme ça moom tamit mu am goût defaale si poivre noir bismillah xaaral ma def sel ba pare voilà gis nga li moo tax booy def sel si yeneen parties yi da ngay def attention parce que tem mu bëri sa loxo donc ma jël sama mélange d'épices voilà ñu mélanger léegi dañuy mélanger bu baax après nga xam ne suñ ñëwaatee dend bi la ñuy indi rek léegi benn yëf boo xam ne dinaa ko def bala ñoo taxaw mooy damay jël benn citron bismillah kii orange ma nal ko si parce que goût bi laa ci soxla gis nga su ma ko nalee nii
benn kaaru orange baax na subhanallah baax na nii donc mélanger ko léegi laay def après dem jëli ji dend bi nag voilà gis ngeen fi mu nekk nii bu fekkoon ni par exemple beurre bi dama ko doon denc pour ay steak wala affaire yooyu wala bombeew ma ko lenn fii laay yem dama koy jàpp après rouler ko def ko comme basang nii ba mu mel ni comme basang rek ma daal di koy def sama frigidaire bàyyi ko au frais nga xam ne di nga ko mën a dagg selon mun ngay defar lii au préalable bàyyi ko ci sa frigidaire donc defar ci façon bu nekk daal mais tey comme dama koy bomb ci biir kii bi dama koy xawma bomb la xawma massager turkey bi damay daal di jël tuuti huile d'olive parce que dama soxla propriété yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci huile d'olive mu nekk antioxydant yeeg ak aussi kii minéraux yi ci nekk yépp donc tuuti rek laa ci def équivalence su ñaari kuddu yu ndaw bismillah voilà ma mélanger ko ci parce que di nga ne non beurre kii bi mais dafay parce que beneen goût la goût huile d'olive ak goût kii goût beurre bokkuñu voilà ki nga xam ni moom régime mayu ko mu utiliser beurre mun na utiliser à la place huile d'olive kese mais je vous assure que ni beurre bi moom du ci indi goût bu neex boo xamante ne et puis day tax affaire yi dooree mais rafetal la ko ba nga xam ni voilà léegi ñu daal di ñëw rek dem jëli ji turkey bi nag léegi. dëgg gis ngeen suñu dend bi su ngeen xoolee nii dama koy fomp ak papier absorbant bi parce que dama bëgg fi mu nekk nii du am benn ndox wala lenn comme ça nga xam ni suñu vinaigre kii marinade sèche bi dina si mun a taxaw. gis ngeen curcumin bi couleur bi mu ko jox gis nga instant bi damay dindi su ma gisee graisse yu bari yoo xam ne gisuma ko woon dindiwuma ko woon c'est le moment pour ma dindi ko voilà léegi nag benn étape bu cruciale moo fi nekk muy donc damay jël sama loxo gis nga cheikh bi fi mu nekk nii dama koy jël fexe ko nga xam ni fu nekk comme ça buñ ci defee beurre yeeg affaire yooyu dina dugg ci crevice yépp entre chair bi ak kii bi der bi donc loolu day tax marinade bi dugg fépp xaar leen de damay xeex ak turkey bi donc voilà ci dënn bi laay jaare comme ça nga xam ne dinaa mën a jaar ci tànk yeeg affaire yooyu yépp voilà léegi nag su la neexee nga piqué sa turkey roof ko daal su la neexee donc léegi damay jël gis nga kii bi mélange bi ma defaroon moom mooy di dem ci cavité bi bismillah ci biir donc da ngay fexe def assaisonné bu baax ci biir parce que après day kii day nekk ci der bi yépp dina xeeñ aussi sooy togg donc gis nga dañuy def assez généreusement looloo taxoon nag ma jël côté yi nga xamante ni même ingrédients yi ma def ko ci kii bi même ingrédients yi ma def ko ci kii bi ci beurre bi tamit comme ça lépp bokkandoo saf voilà léegi nag ñu ñëw commencer ma jël beurre bi gis ngeen nii ba pare li ci nice mooy jaune zeste orange kii dafay daal di fël fu nekk soo paree suy togg da ngay gis mu nekk ci kaw noonu voilà gis nga der bi moo may dimbali ma koy pousser looloo taxoon ma doon créer espace gis nga nii rek laay def mu tasal ma ko fépp fi ma bëgg voilà donc je vais faire la même chose pour ci côté pooj yi donc su ma dugalee nii gis nga soo defee nii su fekkee koo xam ne du lekk der par exemple su ko neexee bu toggee affaire yi ba mu pare mu lelli der bi nag léegi door ko dindi mais il faut togg bi ñor ba pare bu ko defee sa turkey du sa dend du kii du wow day am jus ba léegi mais soo ko teelee dindi nii rek dafay wow sa loxo te kenn bëggul turkey bu wow coono bi nga ci daj yépp après affaire yi ñëw amul jus amul dara wow koŋ loolu moom ëpp naa servir donc
nii la ñuy def gis nga daal di koy diw ci kawam nii léegi beurre bi dina des quoi su desee li ngay def mooy danga koy téye parce que suñu defee ba mu parce que buñ koy njëkk xaw ma nuñ koy tuddee buñ koy njëkk a dugal ci four bi dañ koy bàyyi nga xam ne dañ koy muur complètement couvrir ko donc lii yépp dafay deñ boo paree nag léegi ba dindi ko ba nga xam ne da nga ko war a dooleel donc dañ koy dugal ñoral ko bu baax a baax léegi pour dooleel ko nag si la ñuy jëlaat restant beurre bi daal di koy diw ci kaw nii parce que beurre bi moo koy jox couleur boobu nga soxla ak aussi man sama curcuma bi ma ci defoon nii gis nga donc duma fi nekk waa ana beneen laafu ginaar bii de amul benn catu laaf bi moom dafa dem kon ñëwaalewul ak moom ok c'est bon donc voilà instant bi léegi damay dindi sama sopalin bi nii comme ça du dindi sama marinade bi voilà ku mu neex su fekkee am nga récipient bu rëy boo xam ne mun nga ci muusalee kii dend bi nga def ko mais man ni ma koy defee mooy dama koy daal di ub carrément ak papier alu nga xam ni dafay mel ni cin ci biir four bi donc loolu mooy jouer rôle muusal pour man léegi nag ki nga xam ne amul four moom mun na ko muusalee ci kii bi ci cin bi ba mu baax bu paree nag daal di koy saaf mbaa mu lakk ko ci barbecue bi voilà donc léegi nag ñu daal di ñëw jël bagages yi yépp gis nga dugal ko ci biir cavité bi gis nga nii damay alterner quoi ma defee orange def citron mën naa dugal nii sax def bu vert bi daal di defaat gis nga sama feuille de laurier yi nga xam ne buy lakk day nekk xet bu neex boo xamante ni def citron def oignon gis nga gis nga dama koy takk ba mu ne ngodd fii comme ça buy lakk du tasaaroo quoi parce que loolu du c'est pas beau à voir voilà donc bu ma takk damay croiser tànk yi su ma croiser tànk yi ba pare xaaral ma laaj Fatou beneen bu gën a gudd gis nga ma jël ci suuf calgeen la xaw ma nu mu tudd lii nii ci suuf nii gis nga léegi mu dese ñu fii ci kaw donc damay jël laaf bi nii cat bu ndaw bi ma dugal ko ci biir nii daal di koy lem gis nga comme ça nga xam ne moom day toog benn place parce que soo ko bàyyee day am tendance di xëm daal parce que après dañ koy dagg voilà gis nga su ma defee nii damay ñëw ak moom téye ko nii wërale ko ku nekk rek da ngay xool ni nga xam ne moo la gën a jublu pour boo koy takk gis nga su ma ko defee nii voilà donc lii da lay permettre suy togg mu lakk normal desit yi rek laay teg nii gis nga dama am romarin donc damay def rek ci biir nii sànni ko ci nga xam ni xet bi moom macha allah daal lay doon après leneen li ci des li dama koy fejet def ko ci beurre bi comme ça bu ma paree bu ma ko ci badigeonné nga xam ni dina ci nekk nii rek lañ koy def daal di koy dem kii ko bàyyi ko mu mariner fële ba après ñu dugal ko ci four bi lakk ko ndànk lakk buñ dul yàkkamti voilà gis ngeen fii dañ koy jël rek ub ko ràpp bu ko defee ñu lakk ko donc lii moo ñu koy muusalal dem dugal ko ci four bi lakk ko bu ñu paree après ñëw wanaat leen incha allah. voilà gis ngeen suñu dend baa ngi nii donc ma wan leen macha allah gis ngeen couleur bi ni mu def nii donc léegi dañuy daal di jël suñu mélange bi gis nga mu nekk beurre bi toujours rek ñu daal di koy diw ci kaw nii ndànk côté yi nga xamante ni doo reeguñu bu baax noonu ñu def ko
ci kawam mais daanaka ñor na donc fi mu nekk nii dañuy dugal rek quelque chose comme ay 5 minutes yooyu bu ko defee nga xam ne dina am temps reposer parce que doo ko génnee rek commencer ko dagg déedéet dañ koy bàyyi mu reposer bu baax a baax dinañ ko bàyyi mu reposer minimum 20 minutes du tax mu sedd wala lenn mais loolu day tax jus bi desaat ci biir contracté waat bu baax nga xamante ni soo ko daggee ci tàngaay bi noonu rek li nga liggéeyoon yépp yàq nga ko parce que jus bi yépp ay wadd ci suuf bu ko defee affaire yi dootul kiyati dootul tendre ti daal day daal di wow ci boppam. Donc gis ngeen su ko defee nag ñu daal di ñëw defar suñu sauce bi nga xam ne gravy la moom mooy ànd ak moom pour ñi nga xam ni moom la ñu bëgg muy sama waa kër yeeg yooyu mais du tere dina am sauce soble boo xam ne dinaa ko defar ci el bi donc boobu tamit pour ku nekk rek li la neex nga xool lan nga sentir nga def ko voilà. Donc nii laa koy dem dugalee ci four bi après ñëwaat incha allah ngeen gis ni fii dañu am ay variété de patate wala pomme de terre yoo xam ne moom lañ fi def nag donc mu nekk loo xamante ni dañ koy boole ak suñu dend yi tey ngeen gis fii ma am fii pomme de terre bu mauve bi ak patate douce bu mauve bi ma am fii aussi patate douce am fii tamit bu orange bi ak bu weex bi daal di am fii betterave ma am fii sama carotte râpée donc am sel poivre ak aussi suñu mélange d'épices yi dinaa soxla tamit peut-être tuuti meew ak tuuti peut-être soow dinaa xool quoi su ma defaree ba pare léegi parce que dañ koy def genre purée buñ ko defee purée nag dañ koy daal di lal def ko comme lu mel nii comme gâteau daal donc ñun tey noonu dañ koy présenter ku nekk yow yaay xool nu la neex bu la neexee nga def ko ay portions donc li may def mooy damay daal di commencer mâcher leen damay commencer déjà ak betterave bi moom li ma leen di wax mooy soo koy defar bi boo nga def très attention parce que dafa am tendance di ci sa loxo wala ci sa kii donc boo solee gant moo lay gën a dimbali ñu daal di koy ñëw purée ko xam nga tojate ko ba mu mokk après daal di ñëw yeggale incha allah. Voilà gis ngeen léegi damay jël comme ni ma leen ko waxee sànq soow bi laay jël ma daal di koy def ku mu neex soo bëggee nga def mayonnaise mais man duma ko def damay omettre mayonnaise bi ma def ko ak soow wala yaourt nature donc bu si nekk nga def rek da nga koy assaisonner comme tey jii boo doon def sa purée ni nga koy sentiree noonu ngay def. Gis nga couleur bi nu muy mel déjà daf koy gën a génnee mu vibrante bay bëgg a dee. moo tax ma ne woon sànq pour affaire meew yeeg yooyu damay xaar ba ma xool naka lay mel ba pare parce que bugguma mu tooy daal. léegi ñu assaisonné donc da ngay def goût sur kii daal goût ba nga xam ne affaire yi day neex noonu. bismillah ku mu neex nga sànni ci tuuti fromage mais man dama koy bàyyi nii parce que bugguma lekk bi xaw a bëri ay bagages yooyu noonu ci côté bii daal à ce niveau. donc su la neexee soo paree nga daal di koy def ci ay récipient mais comme li ma leen wax sànq dama koy def ci ay genre moule yoo xamante ni foofu laa koy servir donc dama koy def ba mu rafet daal xaaral ma ñëw diw ci tuuti diw comme ça nga xamante ni yëf yi du coller du def dara heure bu ma ko buggee dindi dinaa ko mën a dindi sans mu indil ma benn problème donc dañuy continuer def la même chose ak yii donc damay mixer yépp def ci assaisonnement. Voilà donc dañuy daal di ñëw defar kii bi suñu purée yi. voilà gis ngeen li ñu def mooy dañu génnee suñu dend bi léegi dañuy daal di jël fi nga xam ni moom lañ ko doon toggee dama ko def ci poêle bi nii pour ma mun ko conserver xam nga kii boobu pot boobu dafa ngande woon trop donc fii laa koy def daal di koy segg dañuy defar sauce bi nga xam ni moom la ñuy wax gravy
donc gis nga baat baa ngi nii baat bi duma ko def dara après dama koy fejet ma def ko ci gravy bi daal donc nga xam ni yàpp bi kese laa ci soxla donc dañ koy fejet yu sew boole ko ak gravy bi lii lañuy ñeexee kii bi ndawal li ci boppam incha allah. voilà léegi ngeen gis fii maïzena laa yore ku amul maïzena mun nga utiliser farine mais bu boobaa da ngay togg farine ak beurre ngay def ci sa poêle nga daal di defar roux donc roux boobu lu muy def mooy da nga koy togg ba mu xaw a marron tuuti rek juste pour dindi goût farine bu ñorul bi donc après nga door ci def ñeex bi nii mais comme man maïzena bi dafa gaaw donc nii laa koy def daal di koy mélanger fii daal di def tuuti crème aussi crème double xaw ma crème liquide voilà. def ko ci biir ku bëggul crème liquide mun nga ko bàyyi ko ak maïzena bi kese du ci def dara mais man dama koy bëgg a def pour nga xam ne dafay gën a velouteloo kii bi sauce bi ci boppam. voilà gis nga maïzena moom nii la neexee nii rek nga koy def yëngal mu seey bismillah gis nga ma yëngal nii daal di koy dem nag teg ci gaz bi. muy baax tuuti donc mun naa ci defaale meew bi léegi sax après de réserver leneen li ba nga xam ni léegi ma fay ko ak tuuti beurre ma def ko ci booru fin bi. voilà gis ngeen suñu sauce bi ni mu mujj def donc dañ ciy def liquide comme liñ leen ko waxoon noonu crème liquide bi bismillah. gis nga soo amee sa ay champignon nga def ci ak yooyu man comme yoruma ko tey li ma fi yore rek laay def gis nga jël tuuti beurre def ko ci donc comme ni may wax toujours soo ko defee da nga koy teewlu ndànk voilà suñu paree daal di ci sànni peut-être quelques persil maa ngi xool su ma ci desee voilà gis nga mi ngi nii rek lañ koy def après xool suñu assaisonnement mu pare donc bu ko defee ñu ñëw defar cranberry sauce bi nga xamante ni moom lay àndal aussi moom taf nga pare ko moom tamit. voilà gis ngeen fii dañu am jus d'orange ak aussi tuuti ndox ñu jël suñu cranberry yi moom la ñuy def fii bismillah ku am yu pot yi bu la neexee nga def ko mais man yu frais yi laa yore donc dañ koy bàyyi nii mu togg ba toj donc bu tojee tee nii rek nga bàyyi ko ku mu neex après nga purée man duma ko purée nag. noonu laa koy bàyyi nga xam ne da ngay gis nga nu muy fettee noonu loolu moo lay wan ne mi ngi pare donc dañuy dem ba mu mel noonu yëpp après ñu ñëwaat ak yéen bu ko defee ñu assaisonné ko su la neexee nga def ci sa zeste citron ak zeste orange comme orange laa toggee ak kii bi ci togg yi moo tax ma def ko fii daal donc ñu continuer noonu bu ñu paree nag moom dañuy daal di dem rek wan leen après kii bi dend beeg yooyu nu mu nekkee après nu ñu setapee daal incha allah. voilà mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indi leen ngeen gis fi mu nekk nii suñu ginaar gi pare na nee naa ko ginaar man lu tax ma koy wax ginaar muy dend bi pare na donc macha allah ngeen gis ko mu yànj lool alhamdulilah bi nga xam ni pare nañ ci lépp xaaral ma tourner ko encore. ku nekk yow yaay xool noo koy décorer man dama ko def rek mu xaw a simple nii tey ji donc nga xamante ni ñu boole ko ak suñu purée de pomme de terre muy pomme de terre salade de pomme de terre aux 4 couleurs yi nga xam ne moom lañ fi defar nii donc ngeen gis ma sauté sama haricot vert def aussi sama carotte yi mu ngi nii ñu def ko rangele ko ngeen gis fii suñu gravy bi mu nekk sauce bi nga xam ne moom la ñuy boole ak dend bi incha allah ngeen gis cranberry bi moom moo nekk nii ñu defar ko donc xale yi dañ ko bëgg lool moo tax ngeen gis fii nii ba am sama sauce soble donc sauce bi sauce soble bu ñor la ak bu ñorul pour koo xam ni tànte na ko mburu yi ngeen gis fii ñu defar ko ci kër gi alhamdulilah moom tamit mu nekk mburu yu neex loolu macha allah pain baguette la ñu defar yu ndaw gis ngeen ko nii rafet loolu macha allah donc bu ngeen bëggee xaaral ma wan leen tuuti ngeen xool bismillah gis ngeen ni mu mel ci biir
macha allah noonu la mburu bi neexee si boppam laa lay wax nii sànq ñun dañ see nekk yoo xamante ni man mi nga xam ni fooruma si mburu sax si boppam dama si doon laal tey donc ñu defar ko xam naa bu leen intéressé dinañ ko génnee ngeen gis suñu pomme de terre yële na le ngeen gis ñu def ko moom tamit pomme de terre bi defaroon nañ ko version bu mag lañ fi defaroon si côté tabaski bi voilà moom mooy pomme de terre cake boobu genre gâteau boobu yi nga xam ne dañ ko tegale woon donc moom la ñu defal nii tey indi ay version mini yu ndawam donc ngeen gis fële suñu dessert yi nag tey moom dañu ko simplal loolu parce que affaire yi dañoo bañ bu ñu paree ñu diis loolu donc soxna Fatou daal di defaral ñu fi carrot cake muffin defe naa donc bu nekk noonu muffin yoo xam ni c'est fait à base de carotte tamit mu neex loolu beneen bi nekk cookies yoo xam ni c'est fait à base de flocons d'avoine mu nekk oatmeal raisin moom la ñu defar ngeen gis suñu jus yi fële donc mu nekk ñaari façon jus yu simple rek jus de ginger mooy bu jaune bi dañ si raxaale tuuti jus de citron ak aussi def si naka la tudd jus d'ananas voilà donc tey jii nag j'espère que di ngeen ko essayer te dina leen neex ñu wan leen table bu simple nii rek boo xam ne dañ ko defar xale yi defar ko juste comme ñun nii rek la donc defuñu lenn lu grandiose dañ ko jël rek simple ko nii carrément nga xamante ne bu ñu paree ku nekk da ngay jël li nga soxla après mi ngi noonu daal yéen daal ñu leen di wax bu leen fàtte partager vidéo yi essayer ko mais aussi di ko aimer di bu amee kuy seetaan te abonné wul tamit bu mu fàtte abonné te bu abonné mu activer cloche bi di jël émission bi tey di ko jox képp koo xam ne rek yow yaay safoo chez Bilo jox nañ leen ko tey moom duñ si tànn kenn ñépp lañ ko jox parce que vraiment dañ leen ko yéene lool ma kontaan si lool vraiment ba nga xam ne def nañ lépp li ñu bëggoon def alhamdulillah donc ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah